d'accord boobu Imam am na lu mu indi. am na lu ñu fi gisoon également en 2014 bu fi ay élection dalee di weesu. ñu gis ne Macky Sall réaction bi mu amoon mooy sanctionné ñu bëree bëri ci ñi nga xamante ni bokkoon nañ ci parti wala ci gouvernement am te mu dénkale yenn ci ay gox ñu échoué ko à l'exemple ki nga xam ne moo nekkoon premier ministre mu di Mimi Touré. sax dañ ko wàcce woon après est-ce que yaakaar nga ni bâton boobu la Macky Sall abboon en 2014 mën na ko delloosiwaat parce que tamit nañu jàpp ne gouvernement bu yees mën na ami d'autant plus que mu ngi wax ne day delloosiwaat li di poste premier ministre. waaw loolu moom ñu ngi ko ciy félicité parce que poste premier ministre mënul ñàkk ci Sénégal. biñ koy dindi sax sénégalais yi ñi ci ëpp. te xam administration xamoon nañ ni problème la. mais comme fii bu dara amee duñ bàyyi experts yi ñu wax politiciens yi ñooy occuper médias yi. waaw ñoom ay bouton lañ rek buñ leen bësee ñu départ buñ di bësaatee ñu taxaw. xam nga li wax mais bu doon dañoo bàyyi ñi xam réew mi xam administration bi ñu génn expliquer lan mooy njariñu poste premier ministre. kon dina baax. waaw ça signifie que guddi yi Macky Sall toll. waaw waratul a dépendre ci ku ma mën a gañeel état république kenn du ko doxee ci ku gañee ñu fal la ku gañewul duñ la fal loolu mooy caaxaan yi gën a rëy dañuy fal nit parce que da nga am xam-xam. parce que am na ñoo xam ni. duñ ay politiciens ay technocrates lañ. dëgg la ñooñu waruñu leen a dugal ci politique bi administration bi ñu jël politiser ko bokk na ci li indil tey Sénégal problème. parce que pour nañuy fal nit ñi selon compétence yi ñu am. l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. tey Mimi Touré. amul base politique. loo mën a wax mais bu dee ci wàllu rigueur. ak xam-xam am na ko. dëgg la même ñi bokkut ak moom sax nangul nañ ko ko. erreur yooyu moom lañ def ci ñi war a jiite suñu réew mi dañuy fal nit ndax parce que yow am na ñoo xam ne dañoo bëgg a liggéeyal Sénégal te bëgguñoo def politique ñooñu nañ leen may chance ñu liggéeyal Sénégal. waaye duñ ni ku bokk amoo mouvement. mënoo gañe fa nga dëkk dama lay folli yooyu loolu mooy caaxaan yi gën a rëy. nañuy fal nit ñi selon compétence yi ñu am. gouvernement mën ngaa fal koo xam ni li nga koy doyee mooy développement. économie loolu nag du forcer nga def politique. yooyu ay erreur la yoo xam ne dañ ko war a rectifier. yaa ngi dégg parce que bari na koo xam ne dajale nit ñi la xam mais xamul lu xew mënul développer réew mi xamul luy développement moom politique politicienne la xam. mais est-ce que yaakaar nga ne. même sanction yi amoon en 2014. non mënta am parce que fi mu ne boo bëggee dugg ci sanctionné di nga sanctionné ñëpp parce que sa cadre yëpp a perte ñi nga am confiance ci ñoom même buñ bokkul ci sa parti te nekk ay sénégalais war nga leen a mën a jox ay ndomba tànk man lii laa gëm. est-ce que yaakaar nga mu doxalee noonu. man de li ma gëm rek lay wax ak li ma jàpp ni moo baax waxuma ni noonu lay doxalee te jàpp naa ni mu ngi ñuy seetaan bu ñu seetaanul ay renseignements am ñu ngi ñuy seetaan. parce que ñun ku ne na nga wax rek li nga xalaat après moom mu jël. parce que waxtaan yi li ci am solo mooy ku ne da ngay wax li nga xalaat moom mu booleeg li ma xalaat mu jël ko parce que nit la rek ma gis du malaaka du jinne nit la kuy xalaat comme man mën naa juum mën naa def lu baax ça li ma d'accord contexte bi mu toll nii. waaw tey dafa war a favoriser sénégalais yi nga xam ne am nañ compétence. mu teg fële politique politicienne jéem a nag jublu ci problème mu sénégalais yi. sénégalais yi dund bi nga xam ne mu ngi yokk. ñu jëm cee wut solution. yaa ngi dégg. insécurité bi nga xam ne tey mu ngi ci sous région bi. fu mel ni Burkina dégg la fa xew. nan la ñuy fexe ba gën a ñagaat suñu réew. ñu privilégier dialogue ci réew mi. def ay réformes ci justice bi. maanaam yii moom mooy am jéem a fexe suñu économie bi ñu booster ko. xam ni ñu ngi jóge ci Covid. maanaam enjeu yooyu tey moom moo war a tegu ci taabal ji. mais jiital politique ci lépp ku gañe ma jox la man ngaa gañe fekk yow xamoo dara. waroo sax yor ab boutique. kon réew mi bu ñu ko bëggee tabax. il faut ñu jëlloo si waat valeurs yi nga xam ne république am na. te valeurs yooyu bi ci jiitu mooy compétence Sénégal manqué wul ay am na ñu nekk ENA. jaar fa ba génn nekk ay administrateur ñooñu nañ leen jox seen chance ñu liggéeyal réew mi. d'accord mais politiciens yi mënuñoo toog fàtt réew mi depuis 60 ba tey ñu nekk ci ay calcul parfois ñuy gis sax absentéisme bu mag a mag boo xam ne day am ci administration mais du day Sénégal vide total moo fa. une fois ñu jege li nga xam ne moo di ay élection parce que ñëpp. mais yow élection yi ñaari semaine ci ginnaaw rek administration dafa vide dara amatu fa woon. da ngay soxla sax këyit boo demee doo fekk la ko defal. tout à fait parce que politiciens yi dañoo jàpp otage réew mi. d'accord cadre yi nga xam ne réew mi leen formé universitaires yi ñu isolé leen ku ci deful politique bokkoo ci dara. d'accord maanaam loolu baaxul. d'accord
loolu nag pour nga def ko il faut nga dépendre ci sa peuple dépendre ni yow bilan moo lay fal mais manipulation du la fal propagande du la fal yaa ngi dégg te boo ko defee essayé ko di nga gis ni boobu moo gën a efficace pour nga falu waaye bu dee ci politicien rek wut ñu lay défendre bu kii waxee lii nga wax lee booy réseaux sociaux yi moom boo loo wax benn am na fa benn booy bu toog am na fukki argument da koy dajji ci 2 minutes kon wax ju bari moom falatul kenn ak manipulation léegi liggéey résultat bu concret nga teg ko ci taabal ji mooy tax nga toog ci réew mi dëgg la sinon du sotti ci benn wet imam laataa ñu dem sax ci ponk bu mujj bi seen benn mbokku taalibe au niveau de Kaolack mu di Serigne Mboup ñu jàpp tendance yi wane également que ni lu baree bari presque sax ci bureau yi moo ko dala gagné donc mën na am sax nekk maire Serigne Mboup noo gisee situation bi ni mel foofee ci diwaanu Kaolack amoo ci mbetteel non awuma ci mbetteel parce que dafa am lu muy wane rek day wane ni réew mi dafa am ñaari école yu fi nekk muy école bi fi tubaab bi indi te école boobu yàggu fi waaw colon yi ñoo ko fi indi ak école bi nga xam ne réew mi moo ko choisiral boppam mën nañ ni mooy école diine ji parce que Sénégal ay université islamique ñoo fi jiitu université tubaab yi waaw Serigne Mboup nag école bi mu génnee mooy daara ji te daara ji bu fekkee falsifié wuñu histoire ñi tabax réew mi daara ji dañ cee bokk Serigne Cheikh Tidiane Sy daara jee ko formé am na partem avant indépendance Cheikh Anta Diop mi ñuy wax bu dee naxuñu réew mi Cheikh Anta doomu daara la Mamadou Dia doomu daara la kon doomu daara yi dañoo mus di am résultat tubaab yi duñu di ko nëbb di foqar ni maam di wane ni defuñu fi dara dañoo tardé c'est des marabouts tuddee ñu ay baat yooyu parce que pour diaboliser ñu tey nag Serigne Mboup moom avant muy nekk maire dafa mus di def ay résultats man mi di wax ak yow fierté la ci man parce que kokki gam jaar man jaar naa fa bu dee jaar naa fa xam naa lan mooy kokki tarbiya daara la am ñëw yàlla dogal bàyyam nekkoon borom wërsëg ñu dénk ko wërsëg wi mu yokk ko bu baax a baax ba ñëpp yëg ko yaa ngi dégg nekk exemple ci sous-région bi yëpp tey dafay baax ñu ñam daara ji xam liñ man gis nañ mënaan ci man bi mu am ci côté business am mu am ci benn réussite également mais ci benn côté ci wàllu mairie bi loolu est-ce que nga yaakaar ne mënul nekk aussi benn message boo xam ne Serigne Mboup mën na ko lancer pour yéen ñi nga xam ne ñu ci bare bari foofee ngeen génne te ëllëg ngeen mën a dagaan leneen loo xam ne ci askan wi lay bokk man je suis parfaitement d'accord xam nga man boo gisee réew mi bàyyiwu ma ko kenn loolu la man boo pour yow woo bi nga may woo nii damaa wéruma sax damaa sonn je suis fatigué mais damaa ñëw xam nga pour la dafa am ñun benn défi bu ñu war a relever gëmloo réew mi ni jànkat tubaab yi moomuñu réew mi ñun amuñu complexe ci tubaab ñun li ñu gëm mooy réew mi bu ñu ko bëggee tabax dañ ciy boole ñëpp sëriñ daara yi ak doomu daara yi ak ñi jàngat ñu boole ñëpp ku ci ne loo am nga indi ñu tabax Sénégal Serigne Mboup tey fierté la ci képp ku gëm daara parce que produit daara la 100%. ña àndoon ak moom Kaolack di wut bari nañ waa Kaolack dañ leen a sanctionné loolu nag bu amee ci ville bu mel ni Kaolack waru laa bett parce que Kaolack ku xam Kaolack wax doomu daara wax Cheikh Ibrahima Niass. dëgg la yaa ngi dégg. kon tey bu ñu jëlee doomu daara jox ko Kaolack yàlla ko yàlla dimbali. ba mu am ndam parce que bu amee ndam daara ji moo am ndam. mais liñ bëgg a wax rek mooy réew mi bu ñu ko bëggee tabax nañ ci boole ñëpp. ñu ànd tabax Sénégal waaye complexe gi tubaab yi bëgg def suñu bopp yi. ñu bëgg koo gëm ni ku jàngul tubaab amoo xam-xam loolu mooy musiba gi gën a rëy ci réew mi. d'accord kon ça veut dire fierté la man xaw ma ko nii ah. mosuma ko gis ci télé bi laa koy gis mais kontaan naa ci yàlla na ko yàlla may ndam. te yaakaar gi nit ñi am ci moom it yàlla bu mu tas. waaw.